amaat nañ mbégte bu baax a baax dikkaat ak yéen fii ci seen émission en ligne ci seen chaîne Dakaractu TV ak dakaractu.com di gërëm bu baax a baax internautes yi rawatina ñi nekk ci diaspora bi ñaare di ñu suivre bu baax a baax ci Dakaractu à travers l'émission en ligne ñëwaat tey jii nii ñu am mbégte bu baax a baax dalaatal beneen responsable politique. Madame Zahra Iyane Thiam moom mooy ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire nekk également responsable politique nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar doon coordonnatrice également de la coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Sicap Liberté madame la ministre am mbégte bu baax a baax jàkkaarloowaat ak yow ci émission en ligne. jërëjëf Badara maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ñuy seetaan yépp di am mbégte aussi di la remercier si dalal bi ñu dalal en ligne. Voilà madame la ministre jamono ji ñuy enregistrer émission bi mun nañ ne coalition bi nga bokk di nekk ci mouvance présidentielle vous préparez activement les prochaines échéances. Pour preuve gis nañ ne jamono ji weesu installé nga sa comité électoral fii ci sa base jamono ji ñuy enregistrer émission yi sax gis nañ ne émissaires yi nga xam ne président mu ngi leen di yónnee dans les 4 coins du Sénégal bii bu nekkul seen deuxième moo nekk seen troisième mission. Cela veut dire que yéen vous prenez fort au sérieux li nga xam ne moom mooy législative yi bu ñu fàttalikoo revers bi nga xam ne am ngeen ko ci élection territoriale yi ñuy weesu. jërëjëf waaw damay tàmbalee fi nga mujjee ndax da nga ne revers. xawma lan nga déggee revers. bu dee revers mooy ci juróom-benni téeméer ak benn gox-goxaat yi nga xam ne moo am biir Sénégal. juróomi téeméer yi ak lu ëpp genn wàll Benno Bokk Yaakaar moom ko mooy revers kon dama jàpp ne da nga bëggoon ñu jël juróom benni téeméer yëpp kon dinañ gën a góorgóorlu mais yaakaar naa ndam bu yaatu lañu peuple sénégalais bi jox ko président Macky Sall ndax bu ñu fàtte ne gox-goxaat yi mooy déclinaison yéene bi nga xam ne président am na ko ci réew mi daf ko tënk ci programme bu ñuy wax plan Sénégal émergent boobu nag mu territorialiser ko kon lépp loo xam ne plan Sénégal émergent mi ngi koy indi ci ngëneel jëmale ko ci askan wi rek ci gox-goxaat yi lañ koy def kon bu gox yu ëpp ci réew mi daanaka bu ñu ne woon fukki gox yu ne juróom-ñett yi jox nañu bopp président kon loolu dañu naan nit ñi yëg nañu li président Macky Sall def moo tax mu jox ñu ndigal ndax dëgg la moom mooy njiitu réew mi mais moom mooy njiitu coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne mooy coalition bi ne ci majorité bi ëmb kuréel yu bare ay kuréel yu mag yu yaatu kon daf ñu ci jox ndigal ne nañu li saa bu ñuy dem ci échéance électorale nañ ci taxawaay bu mat sëkk. ba tax na comme ni nga ko waxee coalition bi ñu génnee ci élection locale yi ba mu xool gox yi nga xam ne jotoon nañ fa am jafe-jafe ñu tirer ci toutes les leçons ne beneen élection bi muy législative yi ñuy dëgmal nañ ci fexe ba ñi demoon ci gox-goxaat yi te kenn ku ne jël sa yoonu bopp ñu dajale seeni yoon. loolu dañ koy faral di fàtte waaye waruñu ko fàtte bari na gox yoo xam ne li tax ñu daanu fa mooy suñu responsable yi fa ne kenn ku ne da nga ber sa yoonu bopp te loolu ci élection locale mën nañ ko comprendre ndax yëfu nawetaan la ko sax nit ñi di faral di wax kenn ku ne sa yëfu koñ nga koy def mais du lu méchant dajale nañ ñëpp coalition bi yónni 46 missions ci 46 départements yónni aussi ay missions ci diaspora bi ñu wax ak responsable yi xamal leen ne li ñu moomoon te muy gox-goxaat wees na fi ñu jëm nag réew mi moo soxla parce que élection législative c'est une élection nationale comme réew mi moo soxla nag ñëpp a war a doon benn say taxaw ci yitte ak solos askan bi ñuy sant nag ndax camarades yépp ci ànd ñépp ci d'accord donte toujours dina am benn ñaar ñett yu des yooyu dañuy wéyal di waxtaan ak ñoom mission yi di wéy di dem saa su aajoo mission de man mi Gossas la nekk commissaire
ñooñu responsable yooyu maa ngi leen di sant ndax ñëpp ànd ñoom seen wàllu bopp ñu ngi waajal seen comité électoral ak yooyu wax nga ko fii ci Sicap Liberté aussi bokk ci département Dakar taxawal nañ comité électoral bi comité de quartier yëpp daanaka taxaw nañ kenn ku nekk daal yaa ngi ci liggéey boo xam ne da nga jël lu bari loo moom bàyyi ko delloo lépp askan wi ndax askan wi moo soxla te président Macky Sall askan wi lay liggéeyal. Madame la ministre yéen a yaay liggéey ndax ñaare bu ñu leen laajee da ngeen naan boo jëlee 45 départements yi li ci ëpp ñu ñoo ko gagné ci local yi. mais local yi ngeen gagné yoo xam ne mun naa ne grande ville yëpp da ngeen ko ñàkk bu ñu demee si le même scénario se reproduit ci li nga xam ne mooy législative yi ngeen ñàkkaat grande ville yëpp. est-ce que yaakaar ngeen ne di ngeen am majorité bu confortable ci 14e législature bi. waaw xam nga boo ne grande ville dëgg la. ndax kenn mënul naatable ne Dakar du grande ville rawatina bi mu nekkee capitale. kenn mënul naatable aussi il y a d'autres grandes villes à l'image de Kaolack ou d'autres zones Thiès. donc yooyu dëgg la c'est de grandes villes. mais bu fekkee ne saytu bi da nga ko natt ci benn boor rek loolu da ngay juum. surtout ci wàllu politique. boo jëlee tey fu mel ni Thiès nga xam ne daanaka dañu perte commune yu bari mais xoolal suñu responsable yi nga xam ne kenn ku ne dafa demal bopp boo jëlee la ñu am rek dañuy raw ba kenn du leen seen. Dakar fii ci boppam bari na commune yoo xam ne boo jëlee responsable yi kenn ku ne dem ak listam boo dajalee rek dañuy daal di raw lu bari kon défi bi du dañu perte grande ville yi parce que askan wi dañuy dëddu mais dañ ko perte parce que suñu responsable yi kenn ku ne dafa demal bu yoonu boppam ku nekk ànd ak responsable yi base bi daal di tànn ñun diw la ñuy àndal ñun ànduñu diw. yaakaar leen mu dalal leen ci législative bi naam sax ay liste parallèle amul mais reconnaître leen ne beaucoup de frustration am na ci ni ngeen établir liste yi ci seen biir. wax nga ko liste parallèle amul. loolu benn la. li tax aussi liste parallèle amul mooy responsable yi ci seen bopp laata sax njiitu réew mi président coalition bi di leen woo ñoom ñoo ne lii affaire nawetaan la woon affaire koñ la. responsable politique bu nekk am na légitimité mën a wane boppam mën a jëmmal boppam loolu kenn mënu ko bañ ci politique ci parti yi dafay tar waxatuma laak nag coalition boo xam ne li ci ne ci parti dafa bari kon loolu mënuñu ko bañal camarades yi li ñu doon metti kay ñu ne leen réew mee soxla ku ne ne déedéet damay taxaw fi ma taxaw waaye ñoom laata ñuy leen di wax réew mee ko soxla ñoom ñoo ko njëkk a xamal seen bopp ba nit ñi bloc yi daal di formé waat moo tax bi liste yi génnee benn ngay dégg ci suñu camarades yi yu contesté choix yi ñu def kon loolu dafa baax ñu koy fàttali ne bi liste investiture Benno Bokk Yaakaar génnee muy ci département bi muy ci national bi kuréel yépp a génn di rafetlu investiture yi président def balaa kuréel yi aussi leaderu parti yu mag yi ne biir coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñépp dégg nañu seeni parti def ay déclaration maintenant li nga wax aussi am na frustration mënul ñàkk ci politique am na ñu ngi continuer di waxtaan ak suñu camarades yi ñu ngi seet aussi nu ñuy régler problème yooyu loolu moom c'est inhérent fii ba déwén sax bu ñu changé woon liste yi jalgati waat di nga gis toujours ku am frustration mais li am solo mooy ñuy fexe en tant que camarade ñuy doxal solidarité di doxal aussi li nga xam ne dina gën ci réew mi ndax contexte bi dafa chargé ku gisul ne àdduna bi am na fu mu toll ku gisul ne jafe-jafe yi bokk na ci liy tax réew yi di ko mën dékku mooy seen askan doon benn say rek juum nga rawatina ci réew moo xam ne ay at ci ginnaaw dafa am alal bu feeñ ci suñu suuf mooy ressources naturelles yi ñuy wax te ñu ràññee ne bari na foo xam ne ci yeneen réew yi buñ ko fa gisee rek waxuma la coow sax mais réew ma ca boppam day nërmeelu donte ñu ngi koy jëfandikoo kon ñun dañu war a sant yàlla ndax bi ñu xamee ne réew mi am na ressources yooyu ba léegi gis ngeen coow li nu mu fi gën a bëree gis ngeen lobby yi nekk ci yeneen dëkk yi ni ñuy saa su ne rek ñu jéem a wut porox ndoll bu ñu jaar mais terewul on a des institutions fortes ñi ngi taxaw suñu démocratie mi ngi exprimer wu
état bi nga xam ne moom moo amee kaaraange réew mi kaaraange nit ñi intégrité bi loolu yëpp mi ngi ciy taxaw jaarale ko ci ay investissement public moo xam ci wàllu désenclavement la moo xam ci wàllu santé la moo xam ci wàllu éducation moo xam ci wàllu agriculture yeneen secteurs yi nga xam ne war na mën a indi koom moo xam également ci wàllu redistribution économique la pour que ñi gën a néew doole ñi gën a vulnérable ñëpp réew mi mën leen a téye ba nga xam ne su leneen di ñëw aussi ñun ñëpp dinañ àndandoor doon benn say def face kon enjeu yooyu yëpp war na tax tey acteurs politiques yi gën a responsable gën a xam lu ñuy xeex mais surtout population yi mën a ràññaatle lii olof di wax roy du ñu roog piir wala përëm wute nag ngalam loolu tey la actuel pour ñu xool ko bu baax ndax bëri na ñuy yëkkati seen loxo ne mën a loolu yàgg nañ ko gis Sénégal démocratie bi exprimé wu depuis temps wu ñoom Senghor ak Lamine Gueye yooyu mais la démocratie de notre pays s'exprime à travers des élections à travers un système électoral résilient boo xam ne ñi ngi koy améliorer chaque jour ba mu mën a téye suñu ay bànqaasu réew ndax bëri na réew yi boo xoolee ci sous-région bi rek foo xam ne saa bu ñu dëgmalee élection réew mi day daal di yëngatu ba am instabilité wala yeneen réew yoo xam ne pouvoir bi day échapper civil yi dem ci yeneen loxo mais loolu yëpp ñu construire ba nga xam ne dañu yegg si fii mu am beneen forme de lutte bu ñu bëgg indi ne bu dul man du kenn maa mën keneen mënul te li ma soxla buñ ma ko joxul ca fa mu war a jaar danaa ko foqati jaar ci réew mi rey doomu aadama yi taal réew mi liñ fi tabaxoon yépp ma yàq ko pour sama bakkenu bopp kon day aaju effort yi état bi di def ñu renforcer ko mais surtout population yi def prise de conscience boo xam ne kenn ku nekk yaa ngi jouer sa destin kenn ku nekk na nga taxawee ci xeex bi rek xamal ne loolu nga yéene sa famille. Effectivement mais madame la ministre da nga am wax terme bu am solo léegi muy responsabilité je pense que responsabilité également mu ngi dooree parce que opposition bi noonu la ñuy ŋàññee Macky Sall dañ ñaan moom day dem ci làmb ja di tànn mbër yi mi war a bëreel jaare ko ci processus bi lu mel ni parrainage tànn nit ñi ñooy dem ñu waratu dem jóge foofu noonu encore tey jii nii boo seetloo leader politique yu bëri yu nekk ci Yewwi Askan Wi nga xam ne c'est des têtes de liste au niveau de leur localité boo seetloo ñu ngi leen dugal ci kaso bi après léegi ngeen bëgg ñu dem ci élection yi ci jàmm ci xel bu dal ak yooyu noonu est-ce que waruñu mën a njëkkee bàyyi ñooñu ñu génn ñu dem ci élection yi jàmm lépp lu ñu war a régler ñu régler ko ci en toute responsabilité. waaw responsabilité boobu nga wax dafa nekk lu am solo ma ciy ànd ak yow responsabilité moo tax ma mën a wax li may wax benn maak yow ñi ngi fi toog kenn jàppuñu yeneen techniciens yi nit ñiy dox ci mbedd bi doo dox rek police ñëw ne la ràppte jàpp kenn ku nekk rek luñ la teg mën nga indi lu ko justifier walla nga indi lu tax mu am loolu mooy de manière générale te li mayee loolu mooy yoon yi dama jàpp ne ku foog ne jalgati ay mbir mën na la may nga am li nga bëgg surtout ci wàllu élection kooku da nga xamul lu xew ndax bu fekkoon ne rek nit ki danga ne man maay tànn ñiy ànd ak man laa ngi bëri loolu boo jàppee ne boo ko defee dalay garantir victoire walla échec kon gëmuloo de kon gëmuloo ndax bëri na ñoo xam ne fii alternance mi ngi fiy am ci système bi ñu am du chaque jour ñun ñu ne ñu da ngeen de fichier bi baaxul fichier électoral bi nit ñi di dem élection du chaque jour dañ doon wax baaxul ne dafay am transfert ñu ne nañ ko auditer ñu woo ay auditeur ñu dem auditer ko ñëw ñu ne fichier bi baax na ñu ne baaxul bi ñu demee élection ba ñun ñu daanu ci ay gox comme ni nga ko waxee lu tax waxuñu fichier bi baaxul loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy xam nga lu séq wàllu élection code électoral moo tënk nit ñi
code électoral mooy wax nit ñi nan la ñuy demee élection fan la ñu war a jaar. parrainage bi président ñëwul xaatim ne damay def parrainage ndax xam nga loi du demee noonu proposition de loi bu amee ni mu mënee jóge ci njiitu réew mi noonu la mën a jóge ci ñeneen mais da nga koy yóbbu assemblée waa assemblée ñoo koy discuter opposition majorité non alignée ku ne wax ci sa xalaat bu ku ne waxee sa xalaat indi say argument ñu voté bu ñu amee seeni amendement ñu def mais bu ñu xasee ba voté mais doo ko taqal kenn ndax ñi nga xam ne ñoo toogal askan wi ñooñu rekk a mën a voté loi. assemblée am ay majorité yéen a fa am majorité ñu koy wooyee majorité mécanique comme ni ko opposition bi. lan mooy majorité ça passe comme lettre à la poste. lan mooy majorité ça ne passe pas comme lettre à la poste ndax ña fa toog. yóbbuwuñ fa seen bopp. ña ñu leen fa yóbbu. parti bi askan wi parti bi yóbbu leen ndax bu doon parti bi rek. duñu dem parti bi da ngay jël indi sa liste ne man ci fii ñu jëm ngir askan wi tànn ñi leen doy. pour ñu toogal leen man ñii laa indi ku ne indi askan wi tànn waa kon da ngeen bëgg wax lu tax askan wi tànnuñu yaakaar naa waxuloo loolu ndax majorité ba fa ne mais mooy que ne li ëpp ci askan wi ñii lii di wax la ñu àndal loolu mooy majorité donc majorité boobu du majorité président Macky Sall majorité askan bi nga xam ne moo ne liste bi ñu fii président Macky Sall bokk moo ñu gënal moo gën a dal suñu xel ñu tànn ko kon ñooñu li leen war mooy xool li ki nga xam ne moo yor ngi lengay te askan wi jox ko baat seet la ca gën ñu def ko ñu indi loi sur le parrainage mu nekk lu ñu voté buñ ko xasee ba voté ba promulgué ko dootoo fi nekk naan man lii doy na ma wala lii doy la loi elle s'applique loolu la ñu ànd loolu muy beneen ba nga ne yow député nga walla acteur politique nga li ñu sañ a teg keneen ki nga xam ne du acteur politique mu nekk sénégalais comme yow ami yelleef comme yow moo sa àttana tooñ ñu téye ko yow nga ne man comme damay politique bu ma tooñee kenn du ma téye ndax ñaari façon sénégalais dafa war a am Sénégal loolu moo tax ba amul kuy dox koo xam ne wàccoo yoon tegu sa kaw te ñi ñu jàpp ñu leen parce que c'est des acteurs politiques liste yi ñuy wax ne ña ko jiite nekk tête de liste dañu war a dem mais ñoom ñoo njëkk taxaw ci télé bi ne suñu liste dafa am juumte boo xam ne tax na duñu mën a dem waa juumte boobu ñun la doone nag comme man maa gën ñëpp acteur politique la même su ma juumee dañuy bàyyi parce que acteur politique la loolu buñ ko defee wàcc nañu responsabilité rawatina nag bi nga xamee ne suñu réew saa bu ñu dëgmalee élection walla saa bu ñu génnee ci élection am na concertation yoo xam ne day dajale acteur politique yëpp pour ñuy waxtaanee li ñu bokk kon ñun lenn rek la ñu mënoon ngàll ci dox président Macky Sall bu fekkoon ne defu ko mooy saa buy def du waxtaan mais lan moo sut ñu fal la nga dem élection présidentielle ñu fal la ñu ne fukki nit yoo jël li ëpp ci juróom benn nit yi yow la ñu àndal nga ne terewul damay woo ñépp ñu waxtaan ndax bu dee benn rek àndul ak man war naa jàpp ne maay njiitu réewam mu war naa ko boole ci li muy def mu woote dialogue national bi muy woote dialogue national mënoon na ko yemale ci benn secteur mais defu ko amul benn secteur bu ñu bàyyi tous les secteurs environnement gouvernance ressources yi yëpp secteur yëpp vie politique vie économique vie sociale ñu waxtaanee ko te ba ñuy waxtaanee loolu dialogue politique bi dialogue national bi muy am boobu revue ci processus électoral bi commencé woon na ba mu am jéego yu am solo yuñ fa def terewul ñu defaat beneen commission politique ci biir dialogue national bi ba pare waxtaanee waat la ñu doon waxtaanee loolu yëpp ñu def ko ca biir dialogue politique boobu ñu waxtaanee ci ñaar fukk ak juróom-ñaar ponk yoo xam ne ñaar fukk ak juróomi ponk yëpp nit ñi am nañ ci déggoo ba xaatim ko tënk waaye loolu lépp bu amee kon kay waay na nit ñi wàcc ci terrain bi rek boo wóoluwul sa bopp nag ne comme jàpp naa ne ñi ëpp ci réew mi président Macky Sall lañ àndal te man bugguma loolu te nee naa muy taw muy ngelaw muy noor muy nawet lu mu mënti demee bu jaree ma rey nit ñi danaa leen rey
bu jëlee ma taal réew mi danaa ko taal ngir toog ci 6 bi dama ne loolu gëmoo yàlla. ndax ku gëm yàlla di nga xam ne sunu borom mooy dogal di nga sabablu nag. moo tax ñun ci sabablu boobu lañ nekk. tey je défie quiconque koo xam ne vraiment animé de bonne foi en toute impartialité nga ne processus électoral bi ni mu demee waru ko demee. mais ñun suñu coalition mais on a subi des torts. liste Dakar bii Yewwi liste Dakar kan moo mën a taxaw défendre ne paritaire na biir Sénégal nañ ma ko wax. liste boo xam ne juróom-ñaari député nga ciy bind nga war ko def parité góor jigéen wala jigéen góor ba liste bi mat nga ñëw ba ci juróomeelu place bi toflanteel ñetti góor foofu nañ ma wax parité nu mu fa mënee ne. te terewul bànqaas yi nga xam ne dañu tënku ci ne ñoom li ñu wax loolu la ñu war a def ba ñu ne may leen ñu soppi déggoo ci coowuñu ci parce que nag dañu wóolu suñu bopp. Benno Bokk Yaakaar dañuy dem élection te ni ñuy demee élection ñi ngi koy waajal te li tax ñu wóolu suñu bopp mooy élection ñun ñàkkaluñ ko fayda ndax ñàkkal fayda élection weesuwul Sénégal yépp di gis waaye Yewwi ku nekk naan liste Dakar bi biñ koy déposé xamoon nañ la ca ne yéen a ko defee ndóondu parce que kenn bëggul woon bàyyi ñu demati def seen liste nationale am ca njuumte loolu aussi dañ koy fàtte foog ñu leeral ko liste bi biñ ko njëkk yóbbu dafa am njuumte ndax code électoral moo ne booy investir ku war a dem ci péncum ndaw réew mi foog minimum mu am ñaar fukki at ak juróom ñoom ñu dugal koo xam ne amul ñaar fukki at ak juróom ñu woo leen ne leen soppi leen lii erreur la li tax ñu woo leen c'est parce que code électoral bi dañ leen ko may pourtant chaque jour waa Yewwi ngañ waa DGE mais ñooñu bu ñuy def li yoon wax ñoom duñ ko wax waxuñu ko fenn bañ leen woowee mbaa bu yow nga tayal ñëwal soppil kii rek nga ne joxaan ma foofu benn dossier rek ma dugal kon ñoom ñi ñuy dugal sax xamuñu leen ndekete kooku dugaloon nga ko ci suppléant ba pare yàq sa liste mandataire bi dem ca ñoom leader yi ñu waxtaan xam ne def nañ erreur ñoom leader yi ñu génn ci télé bi ne dem am nañu juumte boo xam ne suñu liste mënul bokk waaye nag suñu liste rek du bañ a bokk yeneen liste yépp ay bokk mais ñoom xanaa kon ñeneen ñi ne ci liste bi mën leen a wuutu jàpp ñu ne ay nit lañ ndax ñoom demuñu mais ñeneen nee nañ mën nañ dem mais ñooñu doo dégg sax ñu tudd leen tudd ñu ñooñu parce que ñooñu waruñoo bokk mais yow koo jàpp ne warut bokk lu tax nga koy boole boo jàppee ne kii nga dugal ci liste yi warul bokk lu tax nga koy boole kon ñoom dañuy pëndal rek ci kaw réew nag kenn du ko yoree noonu. absolument alors madame la ministre comme ni ma ko waxee léegi ñu ngi jëm ci législative yi moom mooy actualité bi boo seetloo parce que ñoom opposition bi li ñu waxoon mooy dañ leen di imposer cohabitation ci fi nga xam ne moom mooy Sénégal. maa ngi seetaan keroog actualité bi ci diwaanu France Emmanuel Macron xam nga ne amatul majorité absolue foofu ci assemblée nationale ba au lendemain même des élections mu ngi woolu opposition bi pour waxtaan ak ñoom ñu jéem a seet nan la ñuy waxtaanee pour doxal réew mi ragaloo li ni mel dal leen gannaaw au soir du 31 juillet ngeen mën a opposition bi waxtaan ak ñoom ndaxte majorité absolue amu leen ko foofu ci assemblée nationale. xam nga système yi bokkul système politique yi bokkul d'ailleurs ñun li ñu am boo demee en Europe amuñu loolu en Europe pour plusieurs pays européens boo demee ay Allemagne ak yeneen réew les coalitions ne se forment pas avant l'élection les coalitions se forment après l'élection bu ñu defee élection ba pare ba kenn ku nekk indi li nga am kenn ku ne ñu xam lan nga peese lan nga am ci la ñuy door a former seeni coalition mais ñun du ñu def loolu ñun dañuy kenn ku nekk da ngay ñëw dugg fenn ñu ànd booloo àndandoor gañe moo tax souvent ku nekk naan kenn mënatul xam parti lan la ñuy peese parce que kenn du demal boppam donc tey élection kenn mënu ko analyser si est-ce que si conditionnel ci élection mënoo ko def li nga mën rek mooy demee ci ay fait maanaam jóge ci réalité bañ nañ ko ba bu ñuy defar ay liste wala bu ñuy jéem a ànd ku nekk dañ la naan lan nga am nga ñëw ne ah man élection bii ñu génn amoon naa nangami suffrage
C'est sur cette base-là que les coalitions se forment et que kenn ku nekk di def ay négociations. Kon tey buñ ñu laajee élection législative yii di ñëw Benno Bokk Yaakaar nan lay taxawee mais dama la naan dañuy gagner. Sérieusement. dañuy gagner ndax tey boo xoolee à l'échelle des territoires mais on est majoritaire ba fii ba beneen résultat di ñëw résultat yi ñu mën a sukkandiku nii tembe Benno Bokk Yaakaar moo majoritaire ci réew mi sur la base de résultats pas sur la base de perception parce que perception c'est pas ça la politique c'est des suffrages les suffrages élection moo koy joxe kon ci li élection yi waneegum Benno Bokk Yaakaar moo majoritaire ci réew mi te gisuma lu tax bi ñu génnee élection locale yi ak fii ñu dëgmal lu fi soppeeku sudul luy gën a dëgëral taxawaay président Macky Sall lu koy gën a jëmmal ndax muy lu muy def ci biir réew mi rawatina li muy def bitim réew mais ñun lii ñuy wax rek nit ki on n'est jamais prophète chez soi mais tey amul benn réew ci àdduna bi boo xam ne war nga mën a def dara te nee na woo xaaral ma xool lu ci président Macky Sall wax ba ci président Poutine keroog bi ko ñëpp bëggee waxal dafa ne waxuma kenn ku la seet si mu teg la ndar di la xool nga koy xool. loolu moom dafa doon am nu mu doon réglé. question yu mu doon réglé du nit ñi. au-delà de ça président de la République Macky Sall moom moo yore Union africaine. waaw mais du dañu ne tombé waral ay gaaf. waaw lu tax ñu koy bañal suñu bopp. ñun dañ koy jël ba mu neex. président Macky Sall moo ñëw pétrole bi feeñ ci réew mi président Macky Sall moo ñëw gaz bi feeñ ci réew mi dafa tombé rek ci ayam. waaw dafa tombé waaye ba tey. waaw mais président Ousmane Sonko mu fi jiite Yewwi Askan Wi c'est vrai que marche mobilisation bi ñu waroon a def semaine yi ñu génn ñu gis ñu barricadé les allées menant vers sa demeure tere ko sax mu julli ji juma yenn ci ay piliers yu gën a am importance ci sunu diine dans un pays à 90 xaw ma 99 sax % de musulmans tey jii nii moom mu ne il va refaire ça te cette fois-ci soit dañ koy rey ñu wala ñu tëj ko bu fekkee suñu constitution dafa joxe droit ci marche wala mobilisation te ñoom sañ-sañ bi ñu ci am rek moom mooy ñu yëgal autorité bi ne dañu def lii ay la yéwén lan moo tax jàppaate bi booy ñaaree ay nit di si ñàkkante seen bakkan alors que ñoom bi ñu leen nangulee ñu def mobilisation place de la nation tout s'est déroulé comme prévu bal tàkkul coow jibul lu tax toujours autorités yi mënuñ leen bàyyi ñu def seen mobilisation ku nekk dem tëdd sa kër mais toujours ñu ñuy évoquer ay trouble à l'ordre public ak yooyu noonu te wala woo yéen saa yéen bu ngeen def seen mobilisation ñu bàyyi leen. ajjuma bi passé julli ji na. julli jiwu dañ ko tere. non bii génn nii. julli ji julli jiwul. ah yow yaa yore agenda wala. yow kay yaa yore agenda yow mi ko wax dama la laaj nga ne mu julli ji na yow kay yaa yore agenda am du man kon damay bëgg wax rek foofu ne mbir mi teguwul foofu du ci mu bëgg def ni mu bëgg def naa gis nga manipulation dafa baaxul ci réew te li ñuy def nii gënul ci kenn muy pouvoir muy majorité muy opposition ndax réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñun ñi ne ci réew mi luñ ci bëgg luñ ci namm bum ñu jaral yegg fenn fi ça c'est la première responsabilité ñu ñëw ci fi ñu waxoon beneen bi mooy mais ñun li ñu tere yëpp dañ ñu mës a dégg ñu defee ko ñun bi nga xamee ne dugg nañ sous le coup du code électoral bi nga xam ne moo ne la période de pré-campagne propagande ak leneen lu ñuroog xeetoog yooyu yëpp kenn waru ko def mais déggoo fenn benn pourtant man maa ngi def ay activité politique gisoo ko fenn ba démb te tey bu ma fi jógee damay demaat def activité politique keneen ak keneen a ngi def activité donc du loolu mënuñu ñu ko reprocher parce que li nga xam ne yoon mayuñu ñu ko defuñu ko beneen mbir bi mooy xam nga booy def analyse rek nga jël li ci kaw dafay yomb trop fan yii yëpp lan la ñu gis ci réew mi sunu force de défense et de sécurité jéego yi ñu def nekk di def ci réew mi
bi ñu ne manifestation bi ñu interdire ñun ñëpp gis nañ ci seen média yi liñ fi jàpp ci arme yoo xam ne dafay yàq ciblé ay station énergie Cap des Biches la woon xawma ban ci station Sénélec yi ñu ciblé ko pour def ay attaque yeneen ak yeneen i mbir loolu ci manifestation la bokk loolu yaakaar naa mi ngi bëgg rax de manifestation yi ñu fiy gis mois de mars ñu taxaw gis nit ñi yor seen pistolet di dóor ci ay magasin waxatuma la ak loolu sax li ñu yàq ci alalu doomu aadama nu mu toll loolu ci wane sab naqar la ndax manifester mooy wane lu ma àndul loolu mooy manifester waa léegi yow loo àndul danga ciy toj alalu jàmbur yàq ci alalu jàmbur ba pare ne lu tax ñu may tere parce que dañ ma bëgg noot non état bi dafa am responsabilité sàmm doomu aadama sàmm service yi sàmm bien yi sàmm intégrité territoriale te manifestation c'est un droit mais c'est un droit encadré boo demee ci constitution bi dañ leen citoyens yi am nañ droit wu marche waaye bu ñuy marche nii lañ koy defee te la ca jiitu mooy nga dem ci autorité administrative bi mu ne la d'accord fii ngay dem waxtu bi nangam sàngam ndax moom dafa am matuwaay yu mu war a jël waa kooku yore sañ-sañu jël matuwaay boo ñëwee ne da ngay def mu ne la attention boo defee am na lu mu mën a yàq nga ne daf ko wax ndax dafa àndul ak yow te ba nga ko bëggee def mu bàyyi la nga def ko te il faut pas dire que manifestation yooyu bi mu amee bal tàkkul lu tax bal tàkkul ñaata nit la ñu jàpp yu préparé loon manifestation boobu dañ naan kay la ñu namoon moo dañ moo tax dara amu fa te terewul bi nit ñi di dellu mais ñaata cas d'agression la ñu am donc dañu war a bàyyi xel ci li ñuy wax gis nga ñun ñi nga xam ne dañu bokk Benno Bokk Yaakaar 2011 mi ngi ñu fekk opposition ñun ñoo taxawoon di xeex te malgré tout bi ñu demee ba benn niveau ci xeex bi dañu ne duñ ko jéggi nous sommes en république élection rek moo ñu mën a déterminer te boobu ba mu gënee métti ba conseil constitutionnel ne validé na candidature président sortant mais ñun dañ dem ci terrain bi te ba ñu demee xeex yàlla may nañu ndam kon ku jàpp ne lii ñuy def dañ koy def ndax dañu teg suñu bakkan ci nguur gi rek juum nga président Macky Sall li muy def ci réew mi daf ko def ci teg bakkanam ci aar sénégalais teg bakkanam ci donte ñëpp ñi ngi lëkkaloo pour xeex ko moom la mu waat te mooy sàmm sénégalais sàmm seen bien sàmm seen kaaraange ci lu dal xelam ci diggante moom ak boroomam ak diggante moom ak askanam dina ko def te dinañ ko ci jàppale te ñun ñi nekk ak moom nag xam nañ ne pouvoir yóbbuwul xel bi xam nañ ne pouvoir taxul mu yegg fu de waaye leen de man xam naa ko ci moom sàmm réew mii jaral na ko lu ne même bu dee bakkenam sax jaral na ko ndax loolu la waat mi ngi koy doxal te tant que mi ngi koy doxal ñun dinañ ànd ak moom te tant que mi ngi am ñu taxaw pour yàq loolu dinañ jàmmaarloog ñoom. Voilà on termine avec cette dernière question maa ngi doon wax léegi ci commencement bi ne yow yaay coordonnatrice coalition Benno Bokk Yaakaar ci Sicap Liberté alors cette fois-ci situation politique bi ci Benno Bokk Yaakaar nan la fi tëddee. waaw ni mu tëddee rek c'est que ñi ngi sant yàlla parce que responsable Benno Bokk Yaakaar yi ci ëpp ci Sicap Liberté ñëpp ànd nañ daanaka fii amul benn parti boo xam ne membre nga ci Benno Bokk Yaakaar au niveau central nga am existence fii ci niveau local te bokkuloo ci li ñu nekk di def am ñëpp ñuy remercier aussi président mais remercier aussi yeneen bonne volonté yi nga xam ne wax nañu dox nañu ba même ñi beroon seeni liste ci élection locale yi ñun ñëpp ànd nañu ñoo monté ndoor suñu comité électoral defandoor suñuy waxtaan ñooy defandoor suñuy sorti du tere nag toujours dina am camarade yoo xam ne xëy na du ñu gis seen bopp ci li ñuy def loolu mooy li ma wax sànq rek dañuy xel di continuer di waxtaan ba nga xam ne ñëpp dinañ ànd mais li ñu mën a wax ci Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté mooy mi ngi dox bu baax a baax muy Tamsir Soxna mi nga xam ne président investir na ko ci liste yi muy Santi Sène Agne mi nga xam ne
moom tamit mooy le maire sortant muy yeneen parti yu mel ni parti socialiste LDR Yeesal Rewmi ak les mouvements les organisations communautaires de base vraiment une grande dynamique citoyenne et politique autour de cette action du président Macky Sall am na fi te gëm nañ ne législative yi di ñëw incha allahu rabbi Benno Bokk Yaakaar Sicap Liberté dina bokk ci ñi natt ci contribution ci victoire u coalition Benno Bokk Yaakaar. Merci madame la ministre ci disponibilité bi ak dalal bi ñu dalal. merci maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne en ligne émission bu am solo la ndax émission boo xam ne dina la permettre nga waxtaan ak internautes yi dafa am solo ndax manipulation bi daf ci bari da ngay gis ku posté dara daaw wala daawaati jéeg mu xool ne contexte bi ñuru na ak li xew rek nga jël ko dugal ko bëgg yàq bëgg kii donc damay gën a woo nit ñi aussi ñuy gën a bàyyi xel ndax àdduna bi moo tëradi bu ni mel yàq dafa gaaw jamono ji mais daal yàlla nañu yàlla suturaal yàlla may ñu ndam mais surtout tabaski bi ñu dëgmal ma ci profité aussi di baalu ñëpp ak te di ñaan suñu borom defal ñu tabaski boo xam ne kenn ku ne ca la nga ko bëggee ak ca njaboot gi daal ni mu war a gën a mën a dëgëre suñu borom defal ñu ko ñun ñëpp te mu jiital ci président Macky Sall. Merci Madame Zahra Iyane Thiam moom mooy ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire nekk également coordonnatrice bu coalition Benno Bokk Yaakaar fii ci Sicap Liberté. moom lañ doon dalal ci seen numéro émission en ligne bii nii di gërëm di sant bu baax a baax techniciens yi nga xam ne ñoom ma dimbale ci préparation réalisation numéro émission bi nga xam ne mu ngi leen di jox dig daje fan yi ñu jëm ak beneen politique. D'ici là comme ni ma koy waxee l'information continue sur la référence Dakaractu. Merci beaucoup.